président de la République bi nga xamante ni jóge na ci léegi adressé ko nation sénégalaise bi yëpp ñu kontaan nag ci dalal ki nga xamante ni moom mooy sunu invité bu njëkk di président Cheikh Issa Sall mi nga xamante ni moom moo jiite mouvement bii di AMDEM di agir avec Macky Sall pour le développement de Mbour waaye tamit nekk coordonnateur communal bu APR nekk tamit directeur général bu ADM moom nag moom la ñu dalal ngir nag décortiquer li nga xamante ni moom mooy message du président de la République directeur Cheikh ginnaaw bi ñu la nuyoo di la souhaiter une bonne et heureuse année par anticipation ndax nag minuit joteegul ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak sunu téléspectateurs yi ñuy seetaan bala ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mbokku téléspectateur Mbour TV di nuyu mbokku Sénégal yëpp di nuyu diaspora bi parce que Mbour TV dañ koy seetaan fépp. di nuyu àdduna bi yëpp. di kontaan si li ma ñëw si tey si plateau bi fii war a waxtaan si loo xam ne moom mooy intéressé Sénégal mu am si mbégte lool nag ñëw fii war a jàkkaarloog téléspectateurs yi. di leen souhaiter comme ni nga ko defee par anticipation di leen souhaiter une bonne et heureuse année. 2019 bi yàlla na si yàlla dimbali mu nekk année bu neex. année bu am xéewal yu bëri. amiin ñëpp fekk ko ak wér-gu-yaram bu bëri. yàlla tamit def si jàmm si Sénégal. def ko si vraiment si dëkk yëpp gox-goxaat yëpp ku nekk gis ne 2019 bi am gis nga si avancement si sa bopp ak si ñëpp. donc format bi ngeen jël tamit ñu am si mbégte lool. parce que def naa dina permettre ku nekk wax sa xalaat si réew mi naka lay tëddee ak naka lay doxee te loolu moom mooy démocratie loolu mooy démocratie participative loolu maanaam initiative bu am solo la yàlla na leen si yàlla jàppale. loolu mooy vraiment parole yi ma bëggoon wax rek pour nuyu waale nag kilifa diine yi kilifa aada yi mag ñi nga xam ne ñu ngi toog seen kër yi di seetaan Mbour TV ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax. jërëjëf président kon nag antenne bi ubbeeku na ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk seen i kër ñi bëgg a ñëw ñi ñu annoncé woon déjà ñoom ñëpp déjà joxe woon nañu seen i kàddu ne woon nañ dinañ fi jaar def li nga xamante ni moom mooy seen participation décortiquer message yu président de la République nii nag lañ ko bëgg a doxalee koo xamante ni rek ñëw nga def sa message après dem keneen ñëw def message am président sa kàddu gu njëkk ginnaaw bi nga xamante ni déglu nga seetaan nga message bi nga xamante ni président de la République adressé na ko à la nation ban jàngat nga njëkk am ci message bi. waaw jàngat bi ma si njëkk am mooy dafa renforcer sama conviction si ne pour jiite réew li si jiitu mooy vision. waaw booy jiite réew li si jiitu mooy vision bu leer. vision bu claire. vision également bu constante. te loolu. saa bu président Macky Sall jëlee parole di wax ak nation bi. loolu ngay jëkk a seetlu si moom mooy ne trajectoire bi mu teg Sénégal pour àgg à l'émergence depuis 2012 ba tey teggee ko aussi c'est-à-dire bu ko accéléré wul. par des programmes d'urgence par des programmes vraiment yoo xam ne ni dafay accélérer la modernisation de notre pays wala muy accélérer sunu les réformes sur le plan économique et social. bu dul loolu da ngay xam ne yoon bi mu tëral depuis 2012 ba tey mu ngi si donc constance boobu moom lay jëkk a magnifier si vision président ak nu muy yore réew mi beneen bi si des nag mooy ku nekk boo dégloo maanaam discours bi di nga xam ne le président a énormément réalisé. c'est-à-dire bilan bi moom maanaam amul laam-laamee bilan bi ku xool di nga gis ku làmb di nga daj. moom ci boppam ci espace du discours bi il a du mal pour énumérer exactement li mu réaliser la bi ci topp nag mooy les perspectives. parce que également nit yaakaar moom mooy téye doomu aadama ci àdduna te yaakaar googu tamit dañ koy am ci moom bu dessiner ses perspectives dessiner lu mu ñu dencal entre 2019 2024 ci deuxième phase du PSE bi. yow da ngay gën a am yaakaar ci Sénégal. xam ne rek incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee émergence bi ñëpp bàyyi incha allah bi ñëpp bëgg incha allah dinañ fa àgg ci nu mu gën a gaawee. donc loolu mooy sentiment bu njëkk bi nga xam ne moom ngay am
boo dégloo bu baax le président de la République Macky Sall si discours à la nation. mais li ñu seetlu président mooy ren président de la République Macky Sall secteur bu ci nekk rek jéem na koo laal secteur bu ci nekk rek jéem na cee wax jëm ci éducation jëm ci électricité jëm ci économie jëm ci santé secteur bu ci nekk rek jéem na cee indi maanaam li nga xamante ni moom mooy ay réalisation li mu ci def est-ce que mënuñoo jàpp ni discours politique la discours campagne la comme fu mu toll nii. bon daanaka ñu ngi jëm ci campagne. pas discours campagne mais discours bilan. parce que tamit président de la République dafa gëm lu ñuy wax redevabilité. Il est président de la République depuis 7 ans. bii mooy dernier discours à la nation bi si premier mandat bi donc jàpp na ne moom war na bu jàkkaarloog Sénégalais yi à moins de 2 mois des élections war na leen wax biñ ko dénkee réew mi ak léegi li nga xam ne moom la def secteur par secteur. mais comme ni ma la ko waxee moom si boppam am na ay difficultés pour secteur bu nekk mu énumérer même 10% wu li mu ci def parce que secteur boo jël président Macky Sall li mu ci def bëri na bëri gars yi koo xam ne boo ko jëloon moom kenn consacré que le discours à la nation boo moytu di nga jeexal temps bi. te doo énumérer li mu def yëpp. donc du discours politique discours bilan la discours ku respecté ay citoyens am la discours ku respecté ay administrés am la discours ku respecté ay mandats am la parce que tamit dañ ko jox réew mi jox ko budget état bi maanaam am yaakaar si moom biñ koy élire ñu am yaakaar si moom. bu demee ba bii mooy dernier discours à la nation bi avant mandat bi di jeex. mu war a jëlaat beneen mandat maanaam jàpp naa ne waroon na taxaw ak population yi comme ni mu ko defee tey wax leen secteur par secteur maanaam pas lépp sax mais réalisation yu gën a am solo yi nga xam ne nii moom la ci def pour que nit ñi xam ne vraiment mandat bi mandat la boo xam ne daal vraiment yàlla dimbali na ko si bu baax. mu def ba def ci loo xam ne ni rawoon na suñu njort. président tey dañu jàpp rek ci président de la République mu indi 5 majeurs yoo xamante ni nee na ay initiative la mu jël 5 points yu mag yoo xamante ni benn bi mi ngi ko jëmale ci jeunesse beneen bi ci wàllum économie sociale beneen bi ci maanaam société yi nga xamante ni déjà mu ngi jëm ci wàllum numérique boobu tamit nee na ci 5 majeurs mi la bokk agroécologie ci 5 majeurs mi la bokk ak industrialisation jëm ci wàllum PSE mu indi ren lu bees muy 5 majeurs yoo xamante ni déjà peut-être mën nañu wax ni kon lancé na leen donc yéen ñi nga xamante ni yéen ay acteurs fi ngeen war a jaar pour mën a défendre ce bilan. waaw loolu 5 majeurs yi c'est mooy li ma la wax mooy perspective bi. c'est-à-dire mooy yaakaar gi mooy li nga xam ne moom la ñu dencal ci paquet bi war a jëm 2019 2024. 5 majeurs yooyu nag bu ci nekk. il faut que nit ñi xam ne du lu muy door mais comme moom ni muy def rek dafay accélérer parce que Sénégal dafa enregistré woon ay manque ay retard ci domaine yu bëree bëri donc moom mu war a combler retard yooyu lu mu gën a gaaw mais également war a teg ay jéego yu dëgër pour mën a dem ci émergence ci rapidement très rapidement loolu moo tax toujours muy indi ay programme d'urgence bii nag boo gisee 5 majeurs yi mooy 5 points yi nga xam ne moom suba ngoon guddi ak bëccëg ku mu si dugal tamit chaque jour dina la oo di la laaj lii nii ma teg. foo si toll. loo si war a def fu muy dem si ay bagages am 5 majeurs yooyu dina si ànd lu muy lijjanti si wàllu financement 5 majeurs yooyu dina si ànd si ces réunions hebdomadaires wala quotidiennes. bi muy am avec le premier ministre avec le ministre des finances 5 majeurs yooyu toujours dina ci teew. donc loolu rek lay wone mais du doo xam ne nii lu bees la lu muy door parce que boo gisee jeunesse bi bu jëlee jeunes yi def ko comme benn ci majeur ñu gis na ci ginnaaw DER bi jaaral na fi. financement des jeunes jaaral na fi DAC yi jàll na fi. formation professionnelle nu mu ci insister jàll na fi. ak yeneen di nga xam ne kon mu ngi woon ci jeunesse bi. mais bu jëlaatee nag jël jeunesse bi seen problème seen préoccupation parce que ñoo constitué plus de 44% de la population. mu bëgg ko jël nag def ci focus. ça montre que maanaam ci deuxième mandat bi ci deuxième phase du PSE bi am na lu bëri loo xam ne dina ko def pour gën a accélérer jéego yi mu defoon ci jeunesse bi. développement durable ku nekk gis na taxawaay bi mu amoon ci COP 21 bi en 2015 à Paris
am fa taxawaay bu am solo bu remarqué woon ci àdduna bi yëpp discours ba mu fa waxoon ak responsabilité yéen ko si joxoon bi mu ñëwee tamit mu répercuté ko fii si dëkk bi donc kon boobu ba tey mu ngi si ay dox ay jéego pour que Sénégal àgg si li ñuy wax développement durable conditions yëpp sur le plan législatif et réglementaire teg na ko mais nag il faut que mu jël ko comme ni mu def si jeunesse bi jël ko teg ko comme benn focus pour àgg rapidement si développement durable c'est-à-dire li nga xam ne moom moo nekkoon ay blocage yëpp mu mën a jël temps gën a jël énergie gën a mobiliser si équipe yi coordination yi mu gën ko accès sur naka la ñuy àgg rapidement si développement durable mooy développement boo xam ne day concerner ñi dund actuellement mais day concerner également les générations futures day préserver li fi nekk tamit ba nga xam ne vraiment yenn yàq yi yenn dégradation yi ak yenn effet néfaste des changements climatiques yi ñuy gis yooyu yëpp dañ koy éliminer te mu donc développement boo xam ne vraiment day bàyyi xel bu baax les générations futures loolu moom mu ngi si bu yàgg mais comme ni ma ko waxee rek président Macky Sall bu jëlee benn mbir def ko comme noonu rek point majeur c'est parce que daf ci bëgg a def ay jéego yu am solo accélérer si bu baax a baax a baax a baax ba nga xam ne nii en si peu de temps dina mën ci def ay réalisations yu bëri économie numérique ku nekk tamit gis na bien sûr jéego yi mu si defoon structure yi mu si teg financement yi mu si def fonds yi mu si indi mais bu ko jëlee moom tamit def ko un point majeur c'est parce que am na lu mu si gis am na lu mu si bëgg am na tamit lu mu yaakaar ne loolu dina indi lu bëri Sénégal parce que nag Sénégal actuellement dafa nekk à la croisée des chemins incha allah d'ici 3 ans Sénégal day nekk si beneen niveau parce que loolu économistes yëpp ñoom ñoo si d'accord mënoo am benn taux de croissance depuis 7% si presque 7 ans ba jëm ba 10 ans te du feeñ si sa émergence mënoo jël autoroute bi nga koy yóbbu fépp si Sénégal jël route yi nga koy yóbbu fépp si Sénégal régler le problème de l'énergie de l'électricité le problème de l'eau en 2020 nga war koo mën a régler depuis de 300 000 mètres cubes jour te du àgg si émergence c'est pas possible émergence nag dafa am lu mu àndal yéen a ngi nii actuellement seen télé bi c'est suivi de partout si àdduna bi avec peu de moyens mais ngeen di def lu ñëpp di def loolu numérique moom moo koy kii c'est les nouvelles technologies ñoo koy permettre ñi mu demee doon accélérateur nag si wàllu communication noonu également la mën a nekk accélérateur si wàllu économie loolu moo tax président Macky Sall bu ko def également un point boo xam ne daf si insister bu baax bu ko defee rapidement mu mën a indi ay effet moom tamit contribution si développement bi ak si production nationale bi bu ko defee yàlla dimbali leneen li si des nag moom ñoom gis nañ industrialisation bi jam ñaajoo ngi fi ay zones industrielles yu bëri ñu ngi koy kii Sandiara gi à côté ak yeneen loolu tamit moom besoin am la gëm-gëmam la en tant que ingénieur mu xam ne Sénégal mënul développer sans une bonne industrialisation de notre économie c'est-à-dire mënuñu jël jën yi di koy exporter noonu rek à l'état brut jël suñu gerte bi di ko exporter noonu à l'état brut jël suñu mango yi di ko exporter noonu à l'état brut il faut ñu am un tissu industriel solide bu ñuy permettre vraiment ñu mën di transformer bu ñuy exporter ñu exporter un produit fini made in Sénégal loolu moo tax point yooyu mu vraiment insister si c'est pas des points nouveaux entre guillemets mais c'est des points yoo xam ne moom da koo mettre en exergue bu ko si def ay waaw kay bu ko si def nag waaw doole yu bëri bu ko si def financement yu bëri bu ko si def énergie yu bëri bugg également ku mu ci dugal si wàllu gestion bi di nga xam ne guddi ak bëccëg à tout moment mën na la si oo pour nga rendre ko compte. loolu am na solo président ñu fàttali rek mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ñu ngi nag seen plateau spécial bi ñu leen di defal ngir nag décortiquer message du président de la République ba la ñuy dugg rek ci actualité bi président yow nag ku la xam. xam ne waa Mbour nga xam ne ci napp gi nga nekkoon xam ne gonek tefes nga. Président secteur de la pêche président tamit wax na ci lan nga ñu mën a wax rek ci li nga jàpp ci secteur de la pêche ay réalisation président de la République. waaw xam nga secteur de la pêche man si la juddoo si la yoroo dans notre famille élargie je suis le seul fonctionnaire ñëpp c'est des pêcheurs. donc su ma si waxee xam naa si bu baax c'est-à-dire avant ñuy judd ñun ba léegi on n'a jamais connu un programme de l'État destiné à la pêche artisanale c'est-à-dire mool yi ñiy napp mu ñu yor gaalu looce yi di nappi di dem di ñëw
mosul am programme état bu leen boo xam ne daf leen concerné l'investissement était à 100% investissement propre yooyu am say moyen nga dem ci banque bi ñu lebal la wala nga dem ay njaaylu wala nga am doom yu góor yu bëri ñoom ñëpp bu ñu demee géej ñëw jox la nga centraliser ba yàlla may la nga mën a jënd gaal jënd moteur commencé di dem géej c'est comme ça que cela se passait si président Macky Sall lañ gisee mu jël benn programme de subvention des moteurs moteur boo jënd rek mu joxal ci 1 million de francs ci moom lañ gisee mu jël prix essence bi mu ngi doon jar 900 francs mu wàññi ko ba 500 quelque nga bala ngaa dem géej rek di nga économiser loo xam ne boo leen ko séddooyee vraiment mu doon lu bëri pour yéen si moom lañ régler problème électricité bi ba nga xam ne boo buggee dem géej amuloo problème glace parce que loolu demande je l'ai connu je l'ai vécu j'en ai souffert mooy ñu war a dem géej toog une semaine fu nekk ñu naan la glace am na Kayar am na Saint-Louis am na Joal wala ngeen dem obligé dem ba Kafountine pour ut glace donc te léegi avec nu mu rétablir électricité bi léegi glace heure boo ko bëggee da nga koy am 4 heures du matin boo ko bëggee gaa gi maanaam camion yi dinañ ñëw nga yëpp glace profité na ci sànni xeer de parce que nee na déjà ci discours bi muy doog a commencé coupure électricité yi la ubbee sànni xeer naan c'est la déjà ay émeute fi amoon ndax coupure d'électricité ak léegi c'est la réalité c'est la immeuble bu mel ni bi ngeen nekk kenn mësul woon xalaat teg ko te teguloo sa gisoo ci suuf benn groupe bu mag heure bi sunu émission bi pour mu àgg ci jàmm en 2011 2012 mënoo woon xalaat jéem ko def te préparer woo ci suuf benn groupe électrogène léegi yàlla dimbali nañu nit ñi dañuy dem ba fàtte sax problème mu coupure 24 heures de coupure ci 2018 bi yëpp xam nga loolu c'est exceptionnel c'est extraordinaire on se croirait en Europe wala feneen ak feneen léegi coupure duggatul sax ci bopp nit ñi loolu tamit c'est des efforts extraordinaires yoo xam ne président Macky Sall def na ko te il faut que nit ñi di ko bàyyi xel di ko dugal tamit ci bilan bi dañ ko teel a nag régler ba nga xam ne fi mu nekk nit ñi bu ñuy wax bilan Macky Sall sax duñ ci boole affaire électricité alors que c'est la plus grande réalisation parce que c'est une réalisation boo xam ne dafay impacter ci secteur économie yëpp tailleur yi bu yàgg pour ñu wax la ne sa yëre bu rafet bii nga sol dina pare lundi à 15 heures benn tailleur ñemewu ko woon en 2011 actuellement il te donne benn jour benn heure boo ñëwee fekk ñu pakatal la ko parce que tout simplement pour régler nañ problème électricité bi bu leen neexee mën nañ taal seen machine ñu def seen liggéey. est-ce que du seen toolu courant yi. toolu courant yi la ak yeneen c'est-à-dire li ñuy wax mix énergétique président dafa boole lépp lu possible parce que nit tamit doo limiter sa bopp ci benn affaire rek topp ci di ci rey sa bopp non yàlla may nañu jant bu bëri yàlla may nañu espace ñu dafa ay toolu courant yàlla may nañu possibilité également créer ay centrales yu baax ñu dem ut ay centrales yu baax gestion bi également c'est extrêmement important gestion Sénélec bu yàgg ak gestion léegi bi c'est pas la même chose Sénélec bu demee ba lay wax ne am na ay tant de milliards de bénéfices par an loolu ku waxoon ñi doon liggéey Sénélec retraité wala ñu génn àdduna yàlla na leen yàlla yërëm ku leen oo woon ne leen Sénélec léegi day def ay bénéfices par an de plusieurs milliards ñoom dina leen jaaxal loolu nag problème gestion la problème gouvernance parce que président Macky Sall également loolu daf ci bàyyi xel bu baax la gestion sobre et transparente la redevabilité la reddition des comptes képp ku mu jox dara nga yor mbiru réew mi di nga rendre compte moo tax tamit boîte yooyu ñu jàppoon ay boîte juteuses yëpp ña ko yor léegi ku ko ci yor xam nga ne vraiment am na loolu lay xaar moo tax waaw moo tax ñu ngi liggéey bu baax ba nga xam ne ni mbiru énergie bi mbiru courant coupure courant mbiru yooyu yëpp nit ñi dem nañ ba fàtte ko léegi te kanam la jëm parce que am na centrale yoo xam ne ñu ngi en construction et que dinañ leen mettre en service très rapidement te toolu courant yi tamit jeexagul am na yeneen localités yoo xam ne dina fa am donc vraiment muy doon. jërëjëf président Cheikh Issa Sall bi nga xamante ni nag moom mooy coordonnateur communal bu APR président xam nañ nag fu mu toll nii moom gars yi amuñu jot fu ci nekk ñu ngi la fay xaar nga war faa teew duñ la retenir bëgg rek nga wax ñu donc ak année bi ñu jëm nii di 2019 politiquement fii au niveau de Mbour ci élection yi ñu jëm nan ngeen koy waajalee nan ngeen fasee jàmmarloo ak opposition bi. waaw Mbour moom yàlla dimbali nañu nag parce que Mbour Benno Bokk Yaakaar ñëpp xam nañ ne moo fi ëpp doole moom élection yi fi jàll yëpp moom moo koy gagné waaye nag kenn du dem ci combat di
croiser les bras moo tax depuis presque 2 ou 3 mois ñu ngi ci terrain bi. guddi bëccëg ñu ngi dem ci population yi di waxtaan ak ñoom di leen expliquer les réalisations du président de la République di waxtaan ak ñoom ci li tax président Macky Sall ñu war ko jox un 2e mandat mu àggale liggéey bi di leen wax ne yaakaar gi ñu am actuellement ci président Macky Sall pour 2e mandat bi yaakaar la goo xam ne teguñu ko ci waaw ci ay costume yu rafet wala yu demee mais dañ koo teg ci vision bu leer. bien sûr dañ koo teg ci ambition dañ koo teg ci li mu ñu won ñu gis ko parce que ku la jox ndékki jox la añ war nga mën a yaakaar ci moom ab reer beneen bi mooy ñoom dañ koo xam au moins moom mu ngi fi xam nañ ko def na ñu gis. donc moom duñ ko juwaatle jamais ak ñoo xam ne xamuñu leen masuñu def dara masuñu toj fenn masuñu am responsabilité masuñu am pouvoir de signature wala kenn xamu leen ci loo xam ne ni ñoom ñoo ko def ci lu baax yi def donc loolu tamit c'est une question extrêmement importante boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel yee ci population yi. Sénégal du dëkk bu ndaw. Sénégal mooy dëkku Maam El Hadji Malick mooy dëkku Serigne Touba mooy dëkku Baye Niass mooy dëkku bu Kunta Ndiassane c'est-à-dire dëkk la bu mag boo xam ne kenn du seetaan ku amul expérience ku amul ab yar ku amul teey ku amul benn taxawaay bi ku dul jox nopp kilifa yooyu noonu kenn xalaatul jolo suñu réew mi te ñooñu ma lay wax ni lim leen ñu ngi yor seen kurus toog seen kër yi mais ñooñu ñoo téye Sénégal ñoom ñoo taawu Sénégal ba nga xam ne ñun toujours dañuy am yaakaar si ne Sénégal jamais mu tombe si yenn loxo yoo xam ne c'est des mains inexpertes wala yoo xam ne seen maanaam expérience daal demeegul noonu yàlla nag dinañu si dimbali mu ngi ñu siy dimbali boobu ba tey parce que ku gis trajectoire au président Macky Sall chef de service directeur général ministre d'État président assemblée nationale non premier ministre président assemblée nationale nga xam ne dafa escalier ba àgg fi mu àgg fu si nekk mu am fa benn somme d'expérience benn somme d'expertise di nga xam ne ñaanu mag ñooñu mu ngi topp Sénégal ba tey te Sénégal toujours incha allah si ay loxo yu baax lay nekk actuellement mu ngi si loxo président Macky Sall def na benn mandat boo xam ne ñëpp si kontaan kër diine yi kilifa yi mag ñi ndaw ñi ñëpp si kontaan même opposition yi bu ñuy critiquer bilan bi lu ñuy wax lii baax na waaye dafa cher lii baax na waaye dafa cher mais lu baax dina cher c'est-à-dire loolu tamit il faut que nit ñi bàyyi ko demal ci marché bi rek nga xool produit bu baax ak produit boo xam ne baaxul pakoti nga xool niveau de prix yi qualité yi c'est-à-dire lu baax dina cher par force lii baax na waaye dafa cher loolu rek ngay dégg opposition bi di wax lii baax na waaye dafa cher lii baax na waaye dafa cher waaye ñun na baax moo gën ci ñun parce que ñun tamit dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg lii condition yu baax de confort président wax na ko lan moo tax Sénégal warul mën a am terre lan moo tax ay opposants xeeb sénégalais ci terre maanaam ne terre dafa teel ci ñun wala terre dafa luxe ci ñun xanaa ñun duñ ay sénégalais duñ ay nit xanaa duñ ay doomu aadama c'est-à-dire président mu ngi def ay programme d'urgence pour combler gap bi mais également dafa war a def ay programme d'envergure pour mën a dab ñi nga xam ne ñoom ñooñu jiitu woon ci année yi passé loolu moo indi ay ñoom terre loolu moo indi autoroute yi ñu koy sànni fu nekk ci Sénégal loolu moo indi également waaw BRT bi ngay gis à Dakar loolu moo indi waaw VDN bi ñu koy kii loolu moo indi tamit ay avions de dernière génération ñu koy indi def ko ci Air Sénégal pour que avion yooyu di nekk ambassadeur du Sénégal aéroport bu baax boo dem fekk ko fa loolu tamit aspect wu souveraineté la aspect wu bëgg sa bopp la aspect wu gëm sa bopp la aspect wu gëm sa li nga nekk aspect wu patriotisme la aspect wu gëm na Sénégal war na mën a taxaw fu ñu baax ñëpp di taxaw comme ni mu taxawoon ci mondial bi fi gor yëpp taxawoon mu taxaw fa ni mu war a taxaw ci Coupe d'Afrique fi gor yëpp taxawoon mu taxaw fa sur le plan économique également et sur le plan des réalisations Sénégal war na mën tamit également fu lu ñu baax ñu ne am nañ lii ñun tamit ñu ne am nañ lii loolu nag
mënul bañ a cher parce que lu baax dafay cher. loolu am na solo président Cheikh Issa Sall xam naa nag fu mu toll nii waxtu wi jot na waaye nag waa opposition bi ñu ngi ñëw dinañ la tontu ndax nag nee nga dëkk baa ngi dox dëkk bi neex na opposition bi ñëw it bu ñu ñëwee dinañ wax seen xalaat ndax dëkk bi mi ngi doxam déet mais xam naa ni daal ñu ngi woo gaay yi ñu ñëw di tamit wax ni Mamadou Ndione DG bu COSEC dina ñëw déglu entretien bi nga xamante ni am nañ ko ak moom ndax nag jël nañ ko bërki démb président pour jeexal rek. Parrainage bi mi ngi commencé éliminer ay candidats yu bari daa mel ni parrainage bi loolu ngeen ci jublu woon de. faagaagal gars yi non parrainage bi liñ ci jublu woon mooy rationaliser milieu politique bi caution bi nekkatul problème pour gars yi surtout les anciens ñi nekkoon ci yeneen régime yu demee noonu. caution bi ci àdduna bi ñu toll nii tamit nekkatul problème ci ñi nga xam ne dañoo làqatu ci ginnaaw ay lobby étranger yoo xam ne dañuy ñëw fii di jéem a jox caution bi nekkatul woon problème pour ñi nga xam ne ay comme pétrole ak gaz am na ci dëkk bi ay nit dañoo nekk seen ginnaaw. foo yéene leen gemb pour jël sunu ressources yooyu teg ci loxo. loolu moo taxoon ñu ne léegi citoyens yi nga xam ne sénégalais yi ñoom moom seen dëkk ñoom moom seen réew ñoom moom seen nguur ñoo koy joxe. ci ndogalu yàlla. mais nañ dem ci ñooñu ku ne kii kat war na mën a bokk ci joŋante bi ñu defal la seen signature nga dem mais man lii xew ni bettu ma parce que man tamit maa ngi woon ci terrain bi di wut ay parrainage. parrainage yombul nga pour nit ki signal la du ay jënd signature yu demee noonu de c'est-à-dire da nga koy séq ak moom. dafay am ay cantam nga fekk ko ci. mu am ngénteem nga fekk ko si mu am dëjëm nga fekk ko si mu am bànneexam nga fekk ko si mu am mettitam nga fekk ko si nga nekk ak moom wàcc sa bopp di yéegandoo ak ñoom di wàcc ak ñoom di doxandoo ak ñoom di dund ak ñoom. pour que bis boo soxlaa seen signature ñu mën a ñëw signal la si nu mu gën a rafete loolu moo tax ñi nga xam ne dañ jàkkaaroon ne Sénégal mooy les réseaux sociaux Sénégal mooy Facebook Sénégal mooy WhatsApp ak yu demee noonu ñooñu man leeroon na ma ne bu ñu wàccee ci terrain bi dinañ xam ne Sénégal du loolu te loolu moo taxoon man wóoroon na ma ne ñu bëri dinañ leen dégg ñuy wax ju dul bëri buñ defee seen publication sponsorisé ko ay ordinateur yu nekk ci àdduna bi di leen dóor ay jëm yu dul jeex ñu defe ne ñoo ci nekk ñoo ñëpp wóoroon na ma ne man bu ñu wàccee ci terrain bi ba jànkonteeg mbirum signature dinañ xam ne affaire bi yombul ñooñu nag la affaire bi rattrapé mooy ñi fi nekkoon ay les grands champions des réseaux sociaux ñoom ñooñu actuellement nag nekk vraiment ci arrière-cour parrainage bi te di ngeen ci gis ay surprise yu bëri parce que citoyens yi dofuñu wax naa leen léegi ne leen suñu dëkk bi dëkk bu mag la politicien bu ko comprendrewul yaa ngi ci erreur suñu dëkk bi kenn du ko teg ci yenn loxo yi suñu dëkk bi dafa am mag ñu koy surveiller mag ñu ko téye mag ñu ko taaw suñu dëkk bi citoyens yi dañoo gën a intelligent sax yenn politiciens yi moo tax ku yaakaar na mën nga leen nax ci ay réseaux sociaux ci montage ci maanaam ci désinformation ci schéma yaa ngi ci erreur te erreur boobu nag actuellement moo nekk di rattraper ñu bëri ñi nga xam ne ni songoon nañ mbiru candidature bi te gis nañ effet wu kii bi effet positif bi mooy mën nañu dimbali ñoom un nombre de candidats qui nous permettra de boucler les élections le 24 février à 18h bureau yëpp tëj ku nekk dem toogi balaa guddi résultat yi génn le 25 li ñu liggéey si nu mu gën a rafetee. jërëjëf président Cheikh Issa Sall mi nga xamante ni nag moom mooy coordonnateur communal bu APR jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV duñ fi am nag ndax am na yeneen invité yoo xamante ni ñi ngi ñëw mais ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy sunu partenaires yi ñu gunge ñoom ñooy waa kër Binta Fashion ñoom nag sunu invité yi am nañ ay cadeaux yoo xamante ni ñoom lañ leen réserver deuxième partie bi mi ngi ñëw summeeku solowaat xaj na ci fii ak minuit ñi ngi fi merci beaucoup jërëjëf kon bu leen quitté ñu dem ñëwaat ci kanam incha allah. voilà
jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV comme ni ñu leen ko annoncé woon léegi rek ci bande annonce bi gis ngeen nag émission bi nga xamante ni moom lañ leen defal tey muy plateau spécial ubbil leen nag antenne bi mu nekk antenne libre jagleel ko nag képp koo xamante ni responsable nga nekk fii ci Mbour di fi yëngatu. ñu profité ci nag occasion bi di gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Issa Sall bi nga xamante ni jaar na fi léegi ñëw nag def participation ci émission bi profité ci tamit di gërëm bu baax directeur général bu COSEC Mamadou Ndione moom it jaar na fi dinañ ko déglu incha allah ci kanam tuuti ndax nag jël nañ ko entretien Pape Diogay Faye bi nga xamante ni moom mooy directeur général bu Direct Info moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax waaye sunu partenaire bi nga xamante ni moom mooy Binta Fashion kër Binta Fashion madame Diaw moom nag mi nga xamante ni moom moo ñu accompagner tey ci fête gi solal ñu waaye tamit indil ñu ay chemise de classe pour ñi nga xamante ni ñoom ñooy sunu invité yi. ñu ngi dalal nag benn responsable bu nekk ci parti bi di PDS monsieur Sarr ginnaaw bi ñu la nuyoo souhaité la une bonne et heureuse année par anticipation ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak sunu mbokk téléspectateurs yi seetaan Mbour TV. waaw dama naan asalaamaaleykum. alhamdulilahi macha allah. asalaamaaleykum. alhamdulilahi macha allah. alhamdulilahi macha allah waa Mbour. waa Sénégal gépp te ku ne Mbour it ne Sénégal gépp dëgg la. naan leen déwénati yal na nu yàlla may sunu at mii ñu jëm si muy 2019. lépp lu ci waaye doon bébét lu baax yàlla na ko sunu borom defal. amiin képp ku ci feebaroon de yàlla nga wér. képp koo xam ne déglu na Mbour TV. bu Njaay Jaata bi nga xam ne danaa leen jox benn surprise ci moom ndax danaa changé sant Njaay bi def ko Sarr Jaata pour des raisons yoo xam ne bëgg naa ne journaliste lu ne ngeen di laaj nga laaj ma lu tax. lan moo tax. li tax ma bëgg a changé. sant bi def ko Njaay Jaata. def ko Sarr Jaata. def ko Sarr Jaata. bu njëkk da nga doon dégg ñu naan la Sénégal Njaay. waaw Gaynde Njaay Ndakaaru Njaay. mais dafa am ñett ñu tax ñu mën koo changé. kenn ki nguy la tudd. nguy waaw ki ci des. ki ci des. Sëriñ Mbàkke. Sëriñ Mbàkke ki ci des Mbàkke gi nag la ma tooñee ndax fi ma bokk. wartoon Mbàkke. ki ci des Souleymane Ndeene. Ndeene gi tooñ na ma ci ndax sama mag Ndeene la tudd. dama ko bëgg li tax ma koy changé nag santale ko Sarr. ku mel ni Moussa Sarr moo tax journaliste. avocat. à la cour. ku mel ni Woré Sarr daa tax. ku mel ni Omar Sarr daa tax. ak man mii Modou Moussa Sarr. moo tax ma bëgg a changé Sénégal ne Sénégal Sarr. Gaynde Sarr Ndakaaru Sarr Sarr Jaata. Sarr Jaata. Sarr la Lion. waaw foofu daal laay commencé di wax. loolu am na solo. yëf yi li tax ma introduire ko de manière très humoristique. mbégte gu ma am ci man ci sama bopp ak yàqin gu ma am. ci ne sama waa ji ndekete ooyooyoo. kuy sa waa ji. sama waa ji. mooy Lamtooro buuru Gede nee nañ. Lamtooro buuru Gede. waaw. mi nga xam ne ci liggéeyam fexe na ba sampali Sénégal jëlee ko république yóbbu ko royaume. royaume Faysal. am na nag ñoo xam ne dañuy bañ. waaw ndax man ca fa ma bokk. Parba gu mag ca Jolof. Gelawaar ca Siin ak Saalum sama maam da doon bañ. mieux vaut moins que mieux. bañ nag daa bëri forme am na ñoo xam ne dañ koy def pour xeex. am ñu koy def pour xulo am na ñoo xam ne nag révolution même buñ koy def seen biir néeg dañuy révolté wu ci buñ gisee injustice. ragaluñ ku leen xoqatal. ragaluñ ku leen tiital mais ragal nañ ànd ci groupe bu am ku mënut dañ koy jàppali tànkam ndax i moyen mooy li ma gis. noonu la nuyoo kooku di sunu gan monsieur Sarr nekk nag ci PDS monsieur Sarr. actualité bi moom mooy discours bi nga xamante ni président de la République tenir na ko léegi adressé ko la nation sénégalaise boo doon jàngat discours bi loo ciy njëkk a jàng ginnaaw bi nga ko dégloo ba pare seetaan ko. un discours creux stéréotypé formule banale comme d'hab comme ni ko rajo Kankan di waxee comme d'habitude. et dafa am sax ñaari éléments clés yu extraordinaire mon cher. vous journaliste Sarr Diatta j'étais déçu. ah bon. la justice. ak fi mu toll ci Sénégal ngay def xaw ma bilan ak perspective mooy programme de campagne. discours bi bilan la
boo xam ne bu ñu ko doon noté sur 20 man en tant que enseignant bu mën a évaluer xam ne dama lay xool rek xam ñaata note ngay am te boo bëggee ma noté la après. te nit ñi dañ naan gonga. danaa ko may médiocre 3 sur 20 mais 3 la di. 3 sur 20 ndax dafa am ñaari yorum réew. da koo romb justice moo yor réew di waxu ci. nga wax ma ci fu mu ci wax. il n'a pas parlé de la justice damaa ree xaqataay ne sama soxna si sant Sall ma ne ko xaaral ma dem def am nu ma def ak yéen di si. ok je salue au passage. parfois damay songu saawaay ji laa koy wooyee. song ko dem ba ci yàgg ma xool gis soxna si xaw a rus ndax sant yi daje. tudd justice mbuur ku ko wax sport amul programme sportif. éducation nationale. waaw wax na ci lim def de éducation moom laal na ko bu baax. dama lay may cadeau li ko fi góor gi national def fa mu ko jëlee fa mu ko fekkee. lu ñu waroon a défendre assemblée nationale far yàlla def antu demuñu man dewuma man ak samay collaborateur ñu def ko couché ko sur papier jox la ko da nga koy exploité dana amaat yeneen débat ak yeneen débat Sénégal nag jàmm rek a fi am mon frère. dëgg la. xam nga lu tax. li sëñ ki sama ki fi romb sama waajur te mu baax lool. sëñ bi Sall moom. Cheikh Issa. li mu fi wax mu ne ñaar ñu baax ñi. Cheikhul Khadim. Bou Kounta Ndiassane. Maam El Hadj Malick Limamou Laye Cheikh Barhama. tënk nañ ko. foo ko jëmee futu coonu jàmm suñu borom a koy orienté. te bal du tàkk doo dégg dara. musiba mabba kumba ma sëñ si di ma tax dañoo waxoon ci sa kaw lay këpp. nañ ko falee woon nag jaa bokkoon ca ñaan yooyee moo ne wax na dëgg de ndax daf ne la woon tëleen bàyyi leen ñu baax dem place de l'Obélisque. mu ne leen ku amuti teggin doo teggi dara mu nax nit ñi am teggin. moom borom ndaru Sénégal je vous dis. waxuma ko de sëñ Moussa Nawel ca Kaolack sans bokk. moo ko wax. borom ndar mooy kan mooy Merlin mooy ko yoon woon Sëñ Tuubaa déporté ko. mooy ko woon ñetti fan yi Ndakaaru ya xam ne képp kuy murit boo ko yëgee wala ngay Sénégal wala ngay africain rek sa yaram dana daw ba nga bëgg a xeex moom la ko tuddee. ça dit beaucoup damaa dem Daaru Salaam nag bu yàggul ndax man fa laa bokk. mais monsieur Sarr lan moo tax discours président bi nga noté ko 3 sur 20 parce que déjà waxul ci justice rek waxul ci kii mais déjà wax na ci ay réalisations wax na ci électricité bi yéen bi ngeen fi nekkee gis na dégg nga léegi li Cheikh Issa wax. bi ngeen fi nekkee fii ñi émission bi pour nga def ko da ngay wut groupe électrogène dëkk bi foo toog groupe électrogène yaa ngi tàkk mais fu mu toll nii moom da ngay toog 24 sur 24 doo dégg coupure courant. mais ma continuer na 24 heures de courant la ko analyser lépp dama ko pousser sur papier. waaw mais comme dama am mémoire bu gaaw ba mën a jàpp. macha allah. aajowut ma koy wax 24 heures de coupure la am. contexte yi situation pour nga mën ko comprendre da nga koy en place sur son véritable contexte. moom bu fekkoon cuunewut fi mu fekk bari lu pétrole bi suñu trésor public bi dafa waroon a fees ba duñu ne tension publique tension budgétaire tension financière doo ko dégg. ndax da ko fekkoon ci mu egg $500 et quelque la taawut Abdou Diouf mu ñëw rek ci ndimbalal suñu borom ci géopolitique mondiale ni muy demee mu fekk affaire bi wàcc ci suuf au lieu mu ut ay réserve pour en cas où. bis bu ñu demee comme dafay vaciller rek bis bu demee ba egg fenn fi mu jël la mu dencoon mais da koo profité di ci def mbumbaay di ci tëgg wàccaacaa ak ndaw rabbin ndax ku mën a baal loolee noona te it sax ma wax la gàcce ngaalaama doomi Ablaye Wade ji ndax li taxoon mu dàq premier ministre am boobu ki ñu doon wax naan tubaab la doomu Kéba Mbaye Abdou Mbaye la tax mu dàq ko dafa ñëw ne mais plan émergent bi le plan Takal de Karim ça c'est extraordinaire il a mis sur les rampes kenn góor gi national man na damaa gore ndax sama carrière politique fi ma jaar lépp bi ko ñëpp lâché laa ko jàpp ndax am dëkk mënta avancer sans ngor ab dëkk mënta avancer sans dignité ambition déguisée yeeg déplacé yii li jàll ñenn ñi ci ñun ba xam ne boo toogee ak Omar Youm muy saboter sa baay di saboter sa baay ngay déplacer toppalaan ba ci waay ne ko waaye bàyyi ko waaye yàlla bu ma dal mieux vaut moins mais mieux deret ji la éthique morale dañ koy indiwaat le discours est médiocre je reviens il est creux stéréotypé formule banale bilan médiocre perspective sur 5 points la jeunesse 5 majeurs 5 majeurs mi ngi fi ma téye 5 majeurs yi li nga xam ne mooy fondamentalu opposition bi ki ñëpp xool muy phénomène national
dama añaan je parle de l'opposition ndax convergence day am bu éliminé woon ñëpp sax convergence day am. mooy ko ni gisoon ko sama rakk ju baax jooju. Ousmane Sonko. base du développement industrialisation la moom la mujjee te waxu ca sax da ca amul xam-xam ku ko bindal discours bi mais bu toogaatee ba gars yi dal ci koom ba pare dana ko dàq ndax daa tàng xol. mais monsieur Sarr déjà boo ko gis-gis ñu ci bari parce que déjà ñi wax ak ñi jot a jaar donc li ñu wax mooy déjà président de la République li mu fi def ci ay réalisations c'est quelque chose boo xamante ni mën nañ ci teg loxo autoroute yi li mu fi def mën nañ ci teg loxo toolu courant yi li mu fi def mën nañ ci teg loxo. taxal ma wax la leen ci autoroute à Touba bi. dama lay 32 kilomètres la fi fekk. ma waxaat la bu Touba bi rek ci laay njëkkee ndax dama faa bëri tànk ndax waa Daaru Muxti laa Daaru Salaam dama faa am ay xarit. sama mère biir kër nekk bàyyi xaaj bi ci mbàkke-mbàkke yi lañ sëyi xam leen lool nag. du taxit ma jox la ci mbàkke-mbàkke yu bees yi gëdd goo amul naa la wormaal ndax Cheikhul Khadim. dëgg la comme ni ma koy defee kër diine yëpp. ndax boo ma fekkoon Medina Baye Niass. wala nga fekk ma lew na Niassène ca Baye Oumayni Niass que je salue au passage ñi ma tax a toogaat nguur da nga ne kii moom fan la bokk. waa Daaru Salaam yi damaa toog fekk leen seen màggal ñu cant ba ci yàgg ñu ne Ila Touba mag ñi ree ne ma jumaa ji bu ko xolli woon def ko jamaa dana xam ne ñun amul lu dul ko wormal talibé yi Sëriñ Touba. te def ko. ay situation ordinaire la. keneen taxu ko woon a wax lu dul murid yi ndax suñu niñ doon demee moo ko doxalut. ah bon. waaw moo ko taxoon muy wax maa la wax lii restriction yi Khalifa Baye Fall yi mu jël seen otoom yi. yi mu jël seen otoom yi la mu njëkk a départ ci li mu doon wax boo ko xoolee ba mu ko defee yéen kër diine yi jooyu ñu yoon jëf ñu tee ñun la song ak taalibe ya fa bokk ñu xàmmee yaa ngi fàttaliku Cheikh Yacine. mais Ablaye Wade jox 4e ligne téléphonique bi ana mu dafa daw bu ko jàppoon mu dee de ab taalibe la. ana Karim Wade mu ngi ko def communautariser Sénégal ethniser ko waaye yéen vous êtes bi xoolal teranga àdduna Cheikh Saliou daf ma doon wax ne géejug tonk gu ba saw ndeyjoor ba càmmoñ lépp ci teranga saaw safara jaru ko moo tax nañu wax dëgg rek te yàlla tax man on me disait on me taxé ci formation yi ma jaar PIT LD MPT AFP ba bàyyi songu góor gi bi ñu ko war a toroxal te góor duñ ko toroxal te mag daf maa waxoon ne ma mooy tulma gone gu rey wàll yu ak xaj bu bukki yar maa la wax lii Sarr Diatta maa la wax lii. monsieur Sarr moom la ñu dalal ci sunu plateau spécial fii ci Mbour TV di wax rek ni kontaan nañ vraiment ci dalal ko décortiquer discours président de la République monsieur Sarr ñëwaat rek ci discours bi li nga xamante ni moom lañ ci jàppaat ci point yi nga xamante ni président wax na ko maanaam. jëm ci DER bi nga xamante ni déjà lancé na ko DAC bi nga xamante ni lancé na ko pour ndaw ñi waaye tamit jëm ci li nga xamante ni moom mooy PSE bi 2019 2024. maax la. DER DAC du ndig yépp dana ko créer mais vide de sens. nit ñaa ngi xiif nit ñi amatuñ liggéey ca lañ ko doon xaar ba taxoon ñu fal ko. weddi sama góor ga national dara la ca ñëwut PCC yi xam nga leen 1800 emplois la perte 1800 emplois kenn waxu ci te pourtant ñooy recevoir nit ñi gisoo suñu nu mu tuddati suñu retour man maa ko doon wax retour de la puissance de l'impérialisme française au Sénégal. Retour de la puissance coloniale maa ko doon wax entre les deux tours di ko yónnee nit ñi bu fekkoon en direct la dana am ñu la woon ne la ban vision la amoon bay wax loolu. da ngay romb sànce yi sa yaram day daw. tous les ouvriers ay nit ñu ñuul la ñaari nit ñu weex ngay gis ñu yéeg ci seen oto di leen tàllal ay loxo njàppam njaam noona la woon di la liggéeyloo di la jox de quoi loo lekk rek mënoo cee jënd kër mënoo cee tabax oto mënoo cee préparer projet. ah mais chantier nag il faut am ñu ko tabax de. waaw ma ne xam nga lu tax ma lay wax. expertise nationale bi. xanaa gisoo ñu man damaa am benn damaa am fu may inspiré wu ci lépp modèle de développement ci ki ma bokk Cheikhul Khadim te muy dëgg ci man yëg-yëg la. ma dund ko màgg ci ba day nii. wax la dafa am lu ma xoon ñun bi ñuy tabax jamono yu Tuubaa dañu woon suuf si attanu ko. sëñ Modou Moussa ne ma teew ko sama loxo bu ndaw bii. ñu def ko système xodondom ba benn njaay ba may wax Golawaar professeur Malick Ndiaye Gelawaar la moom
xam naa ne ñaari njaayee dañ ko fayee tudde ko système xorondom dukk di jëlee xeer ya am naa man sama maam joo xam ne ci la bopp bi fàkkoo ba tey am naa jeneen joo xam ne sëñ Moudou Moustapha la mu ko ñaanaloon ras say da ko caa bàyyi ba muy dagg ba muy génn àdduna dagg ko su fekkoon ne soo intelligente dañoo bëgg a servir Sénégal rek doonoo woon candidat France jàppale la wallahi lazim mon frère ak li nu bokk kon da koy def sous forme d'action actionnaires yi sénégalais yi lay doon liggéeykat yi sénégalais yi lay doon la ci ëpp ci ñun lay dellusiwaat. mais dañu gis sénégalais yi liggéey ci bari bu ñu leen ko joxee duñ ko yeggalee duñ ko matalee liggéey bi day yéex. dama lay dagg système bi la xam nga benn élève dafa maa ma sa wax ne ma. sama classe ni ma mais monsieur un élève très intelligent bu Jean-Pierre Camara doomam. très intelligent Assane Camara dama mais monsieur j'ai constaté que yow. ci sa wax Senghor da nga koy sànni xeer Abdou Diouf da nga koy sànni xeer Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee yaa doon jiite grève enseignant yi. mais yow gis nga ma ne ko waa kay bàyyi ndax njàngale mii moo gën a fort ci programme yi ñu jëlee Europe jox ñu ko mu nekk xaw ma Napoléon xaw ma Champagne Charlemagne xaw ma nanati au lieu ñu jàngal ñu ko ci Bamba ak Cheikhul Khadim ak sëñ Moussa Ka mais ñu jàngal ñu ma ne ko système bi ñu créé yow Ndiaye Diatta pour nga mën a avancer sax mënutoo jàll sa ngor mënu laa jàllale. soo goree rek. boo muytu na ko Sidi Lamine Niass doon waxee yàlla na ko yàlla xare aljanna yàlla na téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti junni yi Sidi Lamine juddoo Sénégal kon la rek gannaaw lay fiite man bala may jàpp ni dëgg-dëgg ñu sonal la wala nga war ma gannaaw wala nga nekk ci tolof mais dafa mel ni kon loolu la bàyyi PDS parce que déjà sa parti bi nga nekk muy PDS mën nañu wax ne déjà la fa des bareetul ñu ci bari déjà jóge nañ PDS élection yaa ngi ñëw ki ngeen amoon dama lay profité baromètre de mesure ma dikk dem na baromètre de mesure dafa am lu ñuy wax événement cosmique événement cosmique xam nga mooy lan dañuy toog ba mu yàgg rek li ko sëñ Mamoun Niass daan waxee ci Kaolack ba mu ñuy formé ñu nag Abdoulaye Dia jàngal ñu cay politique danaan du biir day wasin situation dañ koy fiif waaw événement cosmique bi phénomène politique bi gars yi ñi ànd ak Macky Sall waa PDS yi daw ci wetam dafa leen a ragal ndax xam ne dañoo koy pëtëxal li ma sama benn ancien élève bu doon commandant wax ne ma grand bul sonn ñi koy pëtëxal ma ne ko luy pëtëxal mu ne ma ñoo koy ànd ak moom jéppi ko mel ni dañoo ànd ak moom muy xas seen bàyyi bu ñu demee ba ca deuxième tour yi wala ca pandaw ga rek ñu saboté lépp dóor ko part jël paaka jox ñe kon da nga yaakaar deuxième tour ci élection yi nee naa la Sénégal mënta tàkk dëgg la Sénégal moom du tàkk xanaa gisoo suñu waa ji jàmmee que je respecte beaucoup ndax li ñuy wax ci moom mën na yow sax xam nga mu ko ndax pexem tubaab yi nag ak suñu waa ji Sall sans waa ji nit ñi nag ñoom dañ naan sama xarit la ku koy wax da nga faux man sax non jukko ñu dara sama xarit la loolu discours politicien la mën goomu loolu sama waa ji Sall dafa rey noonam yépp ba yaakaar ne nooy na ci benn foog naa benn waaye bu doon garder bu ñu wax xaw ma nan Gambie dajale ko ñëw ba ñu def pëtëxal exemple boobu nag boo moytuwul moom lañ koy def xoolal politiciens yëpp dajale leen matuñu le 5e de la population ñi am carte électeur et faites attention nit ñi dañ koo ragal son plan Sénégal emprisonnement bi. plan Sénégal. emprisonnement. PSE bi. waaw plan Sénégal emprisonnement. te tey la jikko yi gën a yàqu tey la fen yi gën a bon tey la nit ñi gën a ñeme yàlla. ci la nit ñi gën a ñeme affiche indo joué kaboy te ma ngay tëj rek sama yaram dafa daw. ajuma bi weesu te li may wax lépp mën nga ko vérifier dafaa ñëw fii ndeysaan am kayit bi ma doon ut si tribunal ñëw fekk tata yi ñaaree tata bam fees la ca gën a garaaw benn femme bu jekk boo xam ne wàcc ci ñi war a jugé greffier yëpp grève ñu renvoyé ko ñaari kaaru tata ak seen oto yëpp ci prison bi ma ne mbuur xanaa kenn desitu fi bëgg a daw te nag du ma la wax ñi am ñaari fan kaso ñett ñoo xam ne sa copain boo gëj a gis ne ko waaye mais booy foo demoon am na lu muy dem bàyyi la ci biir rek te ñi ngi koo defoon ci kaso bi mandat de dépôt xoolal liñ doon xaar ci justice bi mu xool oh mon frère ma yokkalaat la xoolal dafa am bu lay arrêté imam Alioune Badara Ndaw mi tax ma des Mbuur moom ak Baye Cheikh Oumayni Niass actuel xalifa bu Léona Niassène xoolal li mu ko def jiñ ko fi char de combat sa mbokk yi nga baal ma am ci ñoo xam ne sax dañuy dem seen plateau yi naan technicien la day def nii ma kitaabu ci téeréer ak sama fit ne leen billaahi wallaahi lazim ki ma gis kàngam la
affiche la njàngum Seexul Xaddim laa gis ci moom billaahi wallaahi ñu dëkk du terroriste da ko waroon tey discours à la nation mu dikk ne leen gars yi man gentleman laa comme ni mu bindee Sandrine au cœur livre bi ñu ko bindal Sandrine au cœur bi ñu ko bindal xam naa moo ci nekk ba tey moo tax discours bi amputé de beaucoup de parties ak des points saillants yu important yoo xam ne ñëpp ko doon xaar waxu ci Sandrine day des ci moom ba tey Sandrine bi waaw au cœur xam nga du noonu Sandrine Sénégal au cœur. oh astafurlah damaa foogoon Sandrine la du lépp ay juum la li ci doy waar mooy ci njaay jaata ci affaire am boobu sa xoolal dafa waroon toog mu doon gentleman comme nee na moom am na deretu guerrier ne nation bi maa ngi leen di baalu kàngam kilifa wàllu yu imam borom xam-xam denrée rare l'heure de denrée rare ca fa ma bokk ak feneen ku jafe ku meloon na sëñ Cheikh Al Maktoum ku meloon ni Sidi Lamine ku meloon ni Baye Laat genre boobu race boobu disparaître moom mu bokkoon ci mu toog ba mu neex ko pour régler yenn problème yi ak financer PS1 bi ndax booba mi ngi xam na ne day échec mu jël ko ne ko ràpp ci kaso bi kii am fitu def lu bon. dafa waroon tey discours à la nation taxaw ne compatriotes yi jéggal leen ma te yàlla tax yéen Saloum Saloum yi jéggal leen ma yéen imaam yi jéggal leen ma yéen ibaadu yi jéggal leen ma yéen murid yi jéggal leen ma église bi sax jéggal leen ma. defu ko tooñ gu toll noonu kilifa gu toll noonu man ma xam ko man Modou Moussa. monsieur Sarr est-ce que moom la est-ce que tamit moom la parce que déjà dëkk bi dafa am justice dëkk bi dafa am yoon daa am ñu gérer lii ñuy gérer lii ñuy gérer lii ñetti parti la ci moom perspective am yi waaw perspective am yi xam nga léegi 5 points saillants la am wax initiative majeure am yi waaw dañ ci doon xaar mu ne justice bi dañ doon xaar mu ne éducation santé ànd gësam gis nga bu ma ñoom gësam bu ma wax ànd gësam ñu ndax man déjà ànd gësam bàyyi xam nañ seen nga gësam ma la ay ñuy gësam ak yeneen man xawma keneen sam bopp laa xam dama ne la le président bi nga xam ne mooy père de l'exécutif mi ñu jox pouvoir yépp mu doon xoolal mel ni Firawna fils de Dieu et Dieu lui-même personnage sacré qui domine dans toute la société kuy buur di dëmm nu la neex rayee say dak comme ni mu def ci parrainage beeg li muy waaj la ma doon xaar mu ne justice bi boo jégaloo imam ba pare ne parquet bi doole bi ñu ko jox ëpp na mandat de dépôt yi nañ ko xoolaat exécutif bi dana ci génne loxoom. mais loolu ministre wax na ko ministre de la justice wax na ko déjà yàgg na ko nee na déjà nañ wàññi mandat de dépôt yu teel yi 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans ba 7 ans ca cappaandaw la nga xam ne danañ la pëtëxal comme dama ko booy bi waxee woon surprise désagréablement surpris Macky ak kum àndal. mais ñoom déjà ñoom ci seen xel ak ci seen lu ñu jàpp ak seen bilan ñoom nee nañ dañuy gagné premier tour. xel bu ñu ko doon jaay mu lamb di. dëgg la. dafa am lu ma la waxaat dama ciy delloo. yàlla nañ yàlla musal ci gone gu rey wàll yu. Cheikh Issa Sall nag ndeysaan ku am ambition la koo xool rek xam ne ku yaru la. mais dama ko yërëm ndax fam dal moo baaxut. ndax boo yu am carrière nii dafa mel ni Moustapha Sow bu Kaolack. sama koñ maa ko yar 96 bi année blanche maa ko jàppoon nii la mel. mais moom am na lu wax léegi de foofu nga toog fa la toog nee na de non pas ñaanu mag ñi nee na Sénégal kenn du ko dénk ku amul expérience Sénégal kenn du ko dénk koo xamante ni du signature am lañ doon xaar c'est à porte-à-faux par rapport à qui s'est passé. bañ koo nommé mu naan fa neex ma dëgg yàlla mi ngi ci réseaux sociaux yi man li ma jox sax xanaa ministre de l'intérieur toog ñëpp gis ko li ma jox paa bi ne ko demal maa lay jàppale mu ne wax na ma ko nee na ma mais amutoon fitu jël ko fu mu mës a taxaw paa bee ko yóbbu épaulé ko moo tax sax Talla Sylla mel na moo mais te xam ne day soppali ko comme le caméléon change de couleur Talla Sylla nee na ko yaay fii si bolong yaay tàllale mooy def nii moo lay jël moo lay wan yoon wi billaahi wallaahi lazim moo ko jëloon def ko loola moom bi muy ñëw au pouvoir kenn xalaatu ko woon waaw ça va Macky Sall fu mu toj. ah non Macky nag discours ba kër bi Macky nag toj na Sandrine au cœur bi ñu ko def xam nga lu maanaam. menacé te tapet. astafurlaa loolu lay war ma ko woon wax nga baal ma de waa ji laay wax de sama waa ji ndax wóorut ndax damaa bëgg a reeri sama reeri soxna see fu mu toj xam nga lu muy nagal xaaral ma wax ko dàgg buñ ne bëri j'en suis sûr boo ne nii rek mu xëcc kuttu dugal ca prison ba. gars yi demal leen ma ko ci xam-xam yi buy wax ak nit ñi sax ci sànq kii tey sax xaw naa sérieux côté bu moom defar nañ ko quoi. day mel ni kuy mbalak ñi muy waxal ku amul respect ci ñoom. waa fa dëgg yàlla yéen au moment où Sénégal fu ñu toll jàngalekat yi désespéré suñ système éducatif bi yàqu jikko yi bon te véritable révolution ci salle de classe yi jógee nous enseignants xaaj bi mag dem dañ usé. je t'assure dañoo usé compétence yi gars yi am yëpp mënut a feeñ ndax dañoo usé
monsieur Sarr li ñu dese ci waxtu bëriwul waaye nag mënuñu bañ a wax ci parrainage bi loolu nag xanaa moom di nga ko nangu ni déjà parrainage bi réglé na problème bu bari parce que gisoon nañ fi ay 100 et quelques candidats yoo xamante ni déclaré wuñu noonu parrainage moom xanaa nag di nga ko nangu. bàyyi dama cuq waaye kuy buur sama ndey ko daan wax yàlla na ko suufu Tuubaa ja sedd ci kawam. amiin. moo daan wax kuy buur di dëmm nu la neex raye say dàq. kuy buur di dëmm nu la neex pare raye say dàq. Macky bu doon mu bàyyi bu demee ba di ko waaj a gagné créer réforme yooyu ba ko fi. Ansoumane Dione sama grand la moom Macky 2 ans on était ensemble à Kaolack on a ñoo jàngandoo Ndorong. daf ne parrainage bi moom waru ci woon bokk ndax fu mu jaar doon candidat ndax démissionné wu deful ni Macron def ni waaj a defoon nu mu tëddati li nekkoon français Hollande démissionné wul. kon moom waru ci woon bokk. mais ce qu'il a fait comme njëkkalante gi ñu njëkkalante ndax gis nga ñoo fi njëkk il faut tout pour njëkk fi man Jakarta sax laa mujj fay lu raara njëkk fa njëkkalante dóoran fa ay kurpeñ jaxase bagage yi ñëw indi 2 millions jël benn fichier boo xam ne même les 7 sages soi-disant sages je le dis hein je prends mes responsabilités. ndax fu tàkk ci Afrique ñoo ko taal. instruments yu ñu créé rek pour faire dérouler le système exportation bi tubaab yi def ma ne. kuy buur di dëmm nu la neex raye say dàkk c'est une manière d'éliminer Sonko j'avais dit à l'école ma ne Idrissa Seck ak Sonko parrainage bi la ñu leen di arrêté. mais jàll xam nga lim ci namm sax ma wax la leen par anticipation. PDS la bëgg a faadaadal comme ni mu ko defee PS. non PDS moom fi mu toll nii moom kenn non dama lay waxal ci ni mu koy faadaadalee. ma dikkee xamoon na ne plan B la. waaw lecture bi mu am mu jàng ko ci suuf. recalé ko bàyyi Karam ak Khalifa soi-disant que ne dana leen jàllale nit ñi espérer di xaar ces sages ces 5 sages. ces 5 sages. saa si Macky Sall yi. waaw. sa waa ji rekale leen sa waa ji. waaw cay sa waa ji. kor maram. mais yaakaar nga Karim ak Khalifa ñu. da leen di rekale mon frère. xam nga lu ma sëñ Mamoune Niass doon doyee. yàlla na ko yàlla sunu bam taxaw. gor garmi goo xam ne politique da ko defoon jeu gentleman rek. daf ma doon wax ne ma caay-caayu politique boo ko bëggee am jegeel socialiste yi te ñoo ko entouré. c'est ce que le peuple avait vomi je dis le mot vomi en lettres majuscules ñu koy jàngal caay-caay politique man fekkee naa à Gandiaye kër tur ku ma dul wax boobu maa ngi AFP doon le secrétaire administratif de la délégation communale de Kaolack et le président du noyau de Touba Ndorong man Moustapha Sarr dégg Djibo Ka yàlla na ko yàlla yërëm kenn du fenal ku dee. ne ko grand jox ma Moustapha Niass la doon wax. jox ma plan B bi ma jox la plan A bi. parti booba y avait un certain bi tey bu ñu àndaloon ma ne waaye loolu mooy lan mu ne moom mooy plan de truquer des élections pour gagner ko. mais non attends mais nee nañ Sénégal nag moom truquer ay élections moom mënatu fee am sàcc ay élections mënatu fee am. Sénégal kenn xiifa tuddi. waaw Sénégal. Ndakaaru nee na 88% ndox mi réglé nañ problème bi. yow. koo xam ne di nga ñu Mose merveille 64% de la population wax la nga toog ba mu des ñaari fan ba cëgg desatul ci guy comme ni ko mag ñu waxoon nga naan leen 5 initiatives majeures sabara gars yi gëmuñ la gëmuñ la wallahi lazim gëmuñ la te ba nga ko doon xam bu doon gentleman la da koy rationaliser sax mu doon 5 mu libéré carte libéré gars yi dana fecc wàccacaam googu géwél bu téye ci xare lu mu jiin xepp dafa repp ci xare. jërëjëf mbokk téléspectateurs yi seetaan Mbour TV mu nekk nag seen spécial plateau monsieur Sarr duñ ko retenir. Mamadou Moustapha Sarr li ñu duñ ko retenir ndax nag soxna saa ngi koy xaar ci reeram ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax te Sall la sant voilà merci looy tàggoo. may tàggoo rek mooy. jël micro bi. man Modou Moussa doon Sénégal. juddoo Njaareem màggee Kaolack jàngee Ndakaaru yaroo nekk di servir Mbour. doon bool ci baay doon jolof ci ndey. kon Sénégal a ngoog maa ne fii jàmm rek a fi xaj. dëgg la te dama gëm ne Serigne Touba la ma sëñ Mamoune Niass waxoon ji li xaar ne ma bu ñu jëloon lépp jébbal ko. wallahi la Sénégal émergé ma ne
sëñ Sidi Matar nee na ku ko fi indi ci yow la ko joxoon na ko premier avance wax ko yoon mu gis ko liir ko mais dafa réer te nit ñi duñ ko bàyyee ndax ay doomi gelawaar original la ngi ci dëkk bi yoo xam ne amuñu yenn ambition yi ku may àndal damay ànd ak ci ngor ànduma ak yow pour nga fal ma pour dara mais danga may jox sa plan rek ma xool ne c'est noble ma roy ci sama bopp mais bis bu bëggee toroxal un adversaire nga bëgg koo piétiner sama rak ma retourné jàkkaarloog yow ak loo ma dig. wax nga ko sànq Sénégal bal du tàkk géej gi du débordé yàlla nañu. te Macky Sall dana fi jógee. moo kanay dem deuxième tour. moom ak deuxième tour. li ma leen di wax nag chaque fois sama discours nii lay mel quoi pour ngeen xam ne après bu ñu paree dañuy rey xaxataay dëgguwaay gi moo tax parfois muy lële il faut que ma koy doser pour muy am. yaawu jaal yàlla jàll wala Kouthia. yaawu jaal wala Kouthia peuple bi sanctionné ko jox ko yaawu jaal te bu boobaa yaawu jaal dana doxal Sénégal xamul tax. Macky Sall avec son plan Sénégal emprisonnement jël na Ablaye Wade tëj ko Ablaye Wade laa la wax da koo tëj de manière symbolique ndax benn doom la am mu ko ñaf ko ci kaso bi jël ñi mu àndaloon ñëpp dugal ci kaso bi pour bëgg mu crise cardiaque dee. ah bon waaw far góor gi xamul ne dafa am ñaanu mag Cheikh Issa Sall kii moo am ñaanu mag ki xam ne ay Cheikhul Khadim topp na ci moom. ak leneen nga bëgg ko far dal yow gone ku ndaw. ba mu ko essayé moom ba muy wax ñaanu mag ñooñu je reviens ca ñaanu mag jooju mu doon wax ca Ablaye Wade la wàcc dafa am ku doon wax ak sa sàmb dafa mas a wax ne Sénégal toroxal nañ ko mais billaahi walaahi dañ ko gis te na nga xool képp ko ca bokkoon yaa ngi ñam la may wax nag dama am doomi mbuur xam nga ba lay wax ba ngay toog ba càgg ne est-ce que mbuur waala ma dama am doomi mbuur tuddee ko sama baay Mame Thierno Birahim Sarr may ñaan 7e président de la république yàlla na doon doomu mbuur buuba Mame Thierno Birahim Sarr yàlla na doon ki nga xam ne ñaanu mag ñi dañ conversé ci moom mu mën a yëkkati Sénégal yóbbu ko Afrique foo xam ne monde bi kenn dootuñu fondoo maa koy ñaan man ci gone googu. jërëjëf Mouhamadou Moustapha Sarr jërëjëf mbokk téléspectateurs yi dinañ dem seeti nag kooku di Mamadou Ndione directeur général bu COSEC moom tamit mu joxe message am décortiquer ñu li nga xamante ni loolu la jàngat ci Sénégal ñu ngi leen di sant di leen gërëm nga tànn benn ci yi nga xamante ni sunu sponsor bu baax bi di Binta Fashion kër Binta Fashion moo ñu ko jox di ay chemise vraiment ay chemise de classe. nga tànn ci benn rek. ñu jox la ko. ba su doon seet. waaw tànnal. am naa ko. noir jantal man koo gis ci biir gàtt ko. waaw. du jantal. Souleymane Ndéné Ndiaye. dafa jóge woon ndug ci àll bi. grand be doon jantal grand élégant mën a solo. élégant mën a solo li tax mu fan Souleymane Ndéné Ndiaye dama lay nettali yoo xam ne nag moom c'est grave mu jógee nduug ci àll bi. lycée des paysans Gaston Berger grand bi jantal xam nga bëri bagage xam gis nga ko ni mu élégant yee. saa waay doon xam nga lay cëpp ñëw bi mu ko gisee saa waa ji. langal ko daa ma doon jàng nag. waaw ca niveau boobee. gis grand Gilles ànd ak moom même 88 fondation Sine Saloum booba fekk naa leen ca Ablaye Wade lañ ko parrainé woon. Moustapha Niass it sa waa ji mën a xeex ji sama bàyyi yàlla xam na ne dama ni ma ko xamee wu ma la ko Ndiaye Diatta Moustapha xoolal moom it nun la faaye woon ma jëy na ndax ma jëy na booy kaas naag la mën a solu jantal temps yi crème di am serre manqué mu ñëw moom jógee kër ma jabal doon albafta nga baal ma terme bi ñëw gis gaa bi te bëgg naa bokk il faut ma ànd ak moom ay jëy na révélation de taille ñun Sénégal xam nañ ko duñ ko taal nag mais danañ la ko jaar boo tànk boo yëkkati ñu teg beneen Ndiaye Diatta wala jërëjëf galgal wala duñ xeex ak yow foo ma natt doo ma fa fekk. jërëjëf Mouhamadou Moustapha ñu xaar nag sunu beneen invité Zal xanaa ñu jox la rek li nga xamante ni sunu partenaire bi sponsor bi kër Binta Fashion moom moo ko def ci décembre bi nga nuyu ñu soxna si bu baax jërëjëf.